foo mën a doon dinañ la dénoncer. d'accord waaw d'accord Imam ñu jàll ci beneen point démb njiitu réew mi Macky Sall jël na benn décret signé na benn décret pour nommer un nouveau président du conseil constitutionnel. te ko nekkoon di Pape Omar Sakho. moom moo pousse daal di jox Mamadou Badio Camara. xel yu bëri nag tey si ñenn ñi seen xel dam ci ne peut-être Macky Sall dafay jekkal benn troisième candidature. Est-ce que véritablement fal wala tabb Mamadou Badio Camara c'est forcément synonyme de troisième candidature. waaw xam nga arab dafay wax ni at taarixu la yarham arab mooy wax loolu maanaam taarix du pardonner nit dara nit mënoo effacer sa démb. yaa ngi dégg sa démb mënoo ko effacer xam nga nit am na jaar-jaar yooyu am ci àdduna. mënoo fexe ba bu ñuy wax ci tey du ñu interroger démb. da ngay gis sax ci wàllu histoire dañ naan la nañ xool démb lan moo xewoon pour ñu mën a xam nan la ñuy taxawee ci tey. li tubaab di wax naan l'histoire se répète. kon tey li histoire wane nga xam ni nii ci mbirum Badio Camara la mooy bépp sénégalais boo xam ne moom gëm nga moral gëm éthique gëm justice sa xel tey ñaaw na. waaw ndax mais sa xel dafa ñaaw parce que li fi jot a jaar moom dañ ko cee impliqué. lu ci mel ni. lu mel ni kaawu Karim Wade daf cee jaar ñu gis ni mu ci taxawee Khalifa Sall ñu gis ni mu ci taxawee kon mënuñ suñ xel mënta bañ a ñaaw buñ naxante nit la rek. moo bañoon itam def déclaration de patrimoine. déclaration de patrimoine am ba la ca xew ñun ñëpp xam nañ ko te xam nañ ni ka ko doon wax di Nafi Ngom Keïta ñi gën a jub ci Sénégal ci la bokk man loolu laa gëm. Nafi Ngom Keïta damaa gëm ni ñi gën a jub ci réew mi ci la bokk yaa ngi dégg mais man sama xel dalu ci waaye nag taxul ma ànd ci tiitaange xam nga lu tax. damaa gëm ne affaire troisième candidature bu dee moo tax ñu nommé ko. troisième candidature conseil constitutionnel du ko réglé. nu koy réglé. non réew mi koy réglé. yow xam nga loolu. réew mi conseil constitutionnel la délégué pour mu régler loolu. déglu rek conseil constitutionnel du régler affaire troisième candidature. gis nga affaire troisième candidature le peuple sénégalais moo koy réglé boppam. moo tax jërul débat bis buñ ci àggee. sénégalais yi ñoom xam nañ ni ñuy réglé ni ñu koy réglé. yaa ngi dégg. bu ko neexee Macky Sall jàpp naa ni na nommé ku dal xelam parce que loolu tamit pouvoiram la maanaam loi moo ko may mu nommé ku ko neex loolu dañ ko koy nangul. donte nag nomination bi yàq na xelu képp ku gëm moral gëm éthique gëm justice bu transparence sa xel ñaaw na ci tey te nga gëm yàlla rek tey jullit sa xel ñaaw na ci waaye li ma gëm problème mu troisième candidature Macky Sall du conseil constitutionnel moo koy réglé mais le peuple sénégalais moo koy réglé. d'accord beneen nomination boo xam ne ñu bëri ñu ngi koy xaar mooy gouvernement bu Sénégal. jamono ji jafe-jafe yi bëri na. sur le plan économique. nit ñi ils ont du mal à avoir la dépense quotidienne. dund bi cher na gis nañu crise sociale bi sur le plan quotidien gis nañu li xew ci hôpitaux yi ak ñoo xam ne dañu def ay erreur mais dañu mujj fippu gis nañu également. problème yi nga xam ne moo am ci réew mi te amul kenn koo xam ne ku fi am problème xam nga ni kii nga war a diisool pour problème mën a régler maanaam premier ministre amu fi jamono ji ñuy wax ak yéen njiitu réew mi il est en Arabie Saoudite crise boobu nga xam ne wala lu xaw a mel ni kenn amatul fooy jublu pour sa mbir régler ak semblant de xam nga sax nuñ ko mën tuddee. xam nga man xam naa bu baax li nga bëgg a wax. oui nuñ ko mën a jàngatee ak absence wala retard bi nga xam ne moom la ñu constaté ci gouvernement. xam nga li am yu yëpp ci li ko indi yëpp absence su tey li indi tey nommé wuñ premier ministre ba tey. maanaam li ko indi mooy ci ay calcul politique la Macky Sall nekk. xam nga Macky Sall bu fekkee yow ku ne da nga koo dig ñu ko dinaa la nommé. te mënoo nommé ñëpp. yaa ngi dégg mënoo nommé ñëpp. léegi li nga man mooy parce que Macky Sall pour mu bañ a perte assemblée nationale bi léegi il faut mu jéem a fexe am président assemblée nationale ba pare bu ko defee bu xasee ba am président assemblée nationale ñi nga xam ne moom leer na leen ñoom amuñu foofu dara mu jéem leen a
nu mu leen neexalee dugal leen ci gouvernement bi. est-ce que comprendre que li ma bëgg a wax. maanaam tey bu njëkkoonoon namee tey gouvernement day perte assemblée boo xam da koy leer da koy perte parce que ñi mer ñëpp dañuy xam ni te politiciens yi ñu ci bari gëmuñu yàlla ñoom poste lañ gëm. ànduñu ak Macky Sall de gëmuñu Macky Sall de xamal luñ gëm poste bi mu leen di jox ku ci Macky Sall jox poste nga ànd ak moom ku mu ci joxul poste nga taxaw xeex ko. léegi nag Macky tamit dafa yeewu Macky dafa il est super intelligent moo tax moom léegi danaan naa tayle Sénégalais yi ni ma leen di tayle comme Sénégalais yi ñoom maa ngi ñoom amatuma ak ñoom yaakaar sax parce que ñu ngi may sanctionné élection yi fi jaar yëpp dañ may sanctionné man naa nekk ci samay calcul politique samay calcul politique mooy naa fexe ba assemblée bi ma téye ko ba pare su ma téye assemblée bi ba pare nag seet ñi ma doy ma nommé leen ci sama gouvernement. gis nga calcul boobu te loolu nag réew mi moo ciy perte Abdou Khadre réew mi moo ciy perte maanaam réew mi pouvoir yi président de la république am dafa bari maa ngi déglu ku mel ni Doudou Ndoye maa ngi koy féliciter di ko encourager xaw ma ko mosuma ko gis di ko ñaanal yàlla mu yàgg parce que mag loolu lay jariñ ci réew mag da ngay jël say responsable doo bàyyi ba réew ma tàkk ngay soog a wax. président Sénat. waaw Doudou Ndoye. Doudou Ndoye waaw. wax sorti bu am solo ci affaire troisième candidature bi wax ci ak responsabilité. te koo xam-xam ni ku jege Macky Sall la mu ne ko bu doon maay yow damay dem sama yoon. parce que tey ku bëgg Macky Sall bëgg fameem yéene ko jàmm tey Sénégal rek tax ngay wax doo encourager Macky Sall mu dem ci troisième candidature. d'accord kon. ça veut dire réew xam nga crise yi dafa bari dafa am lu ñu tuddee crise de référence am na crise sociale am na crise mais crise bi gën a bon mooy crise d'autorité ak crise de repère Sénégal tey ci crise yooyu lay dund tey mooy crise d'autorité yaa ngi dégg réew mi tey bu ñu waxantee dëgg problème mu kilifa lañ am parce que kilifa xam nga njiit ak kilifa du benn. njiit moom xoola njiit yàllaa koy def mën naa jël ku ko neex mu nekk njiit waaye nag nekk kilifa loolu ay jikko la yu ñuy incarné loolu taxawaay la comportement la ay attitude la tey Sénégal tey jàpp naa ni dañoo soxla kilifa gu mat kilifa ci fànn yëpp nag mais malheureusement nag réew mi tey problème boobu lañ am ci fànn yëpp du ci politique kese crise bi dëgg sax man damay wax ni crise spirituelle la crise morale la yaa ngi dégg parce que nit ñi buñ demee ba amatuñu référence réew mi tey wax mu dëñ waxee du fi dara tey yaa ngi dégg te ñun yàggul dara Serigne Touba mii tey ñu nga xam ne boo ko tuddee ñëpp yuuxu bu wootee ñëpp daw mais Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul lan lañ mën a roy ci moom lu dul ngor mais ak taxawaay ak wax loo xam ni da koy jaral ba kanam des ci waaye dina ko def exemple baa ngi noonu bu gàtt tey ñu toog ba 2022 ab minorité jàpp Sénégal tey otage bu subaa ñu wax lii bu ngoonee ñu wax lii gor gu wax ñu tuumaal la xoqatal la jaay la doole tëj la xam nga loolu réew mu demee ba àgg foofu loolu musiba la moo tax ñun fi ñuy waxee man dama gëm ne affaire bi dafa dépassé ay nit di acharné wu ci ñun dépassé nañ loolu ñun dañu bëgg gëm ni réew mi dañ ko war a redresser te ñi ko war a redresser xoola ab génération ñooy ànd redresser ko parce que réew mi man bokkuma ci ñi gëm ni naan ay Sonko rek mënta defar Sénégal buñ naxante Pastef kese mënuñu ko defar yaa ngi dégg APR kese mënuñoo defar réew mi ab génération ñooy ànd defar ko la Franz Fanon waxoon ni chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir tey am na ñu ànd ak Macky Sall ñu ngi biir APR ay nit ñu baax la ñaa loolu laa gëm ñooñu dañoo war a bokk ci ñi tabax réew mi waaye à condition que ñu am courage am fit am ngor ni Macky Sall waroo def troisième candidature yaa ngi dégg parce que ñu est-ce que pourquoi léegi ñu bëgg a topp ci benn nit rek ñoom après ñu sacrifier seen carrière ñoom parce que dañoo ragal kaso wala dañoo ragal ñu nangu seen xaalis xëy na wala lan nit da ngay gore. d'accord nga li nga xalaat nga wax ko fa nga ko war a waxee. yaa ngi dégg tey ku bëgg a dimbali Macky Sall bëgg stabilité ci réew mi mooy gis nga dossier yi ñu entamé tey dossier yi ñu entamé pour bëgg koo yëngal
pour bëgg cee arrêter ay opposition arrêter ab opposition wala ñu fexe ba du bokk da nga ko naan teg ko ci suuf koo xam ne jàmmi réew mi moo tax ngay wax da nga ko naan teg ko ci suuf parce que dossier yooyu sénégalais yi sànni nañ ko ca àll ba gëmatuñ ko. mais bu si justice waree am wàll nag. waaw justice mooy lan justice dëgg mooy peuple bi. ah imam mais justice nag bànqaas la boo xam ne yéen bu fekkee dañ ko bëgg a jël sànni ñun dañoo gëmatul justice dina dox déglu rek dañuy waxtaan. yow gëm nga république nga ne. man ci biir république mais pas justice bii. ci biir justice république boo xam dafay ne am justice. dañuy waxtaan rek Abdou Khadre. man sama bàmmeel laa toog. te ku dee ñu ber la. man su ma la waxee dëgg ak sama conscience man justice bi wóolootuma leen. gëm naa loolu mais institution bi dafa war a des ba tey. nañ ko bu ñu defoon ay réformes. oui yaa ngi dégg. jël magistrat yi nga xam ne tey ku mel ni Téliko. gëm nañ ko mais am na ci ñoo xam ni respect bi ñu leen jox yëpp mais tey Sénégal yi wóolootuñ leen. crise de confiance moo dox suñu digganteeg justice bi. parce que selon fait yi ñu gis muy am depuis nguuru Macky Sall am fi ba tey. yooyu ay fait la fait kenn mënu ko effacer. mooy sa adversaire politique da nga koy neutraliser jaaree ko ci justice ba du bokk. yaa ngi dégg kon boo fi dof-dofloo naan justice dem ba jébbal sa bopp justice ñu rendi la loolu sa affaire la. d'accord yaa ngi dégg justice moom ñëpp a gëm justice. justice ñëpp a ko gëm mais justice buy kanaan la nit ñi gëmul. d'accord te loolu du ñun ñoo ko wax. ay juge ñoo ko wax. juge dem ab juge la kenn daa ko jàng ci réew mi nee na man carrément dafa démissionné ci justice bu ñu ne ko lu tax nga démissionné mooy justice bi dafa démissionné ma démissionné loolu fee la tey justice bi mënta ñàkk tey ñu def ci ay réformes yu wóor ñun ñëpp am intérêt dëkk bi justice am fi. loolu ñun ñi ñoo gën a bëgg parce que réew bu amul justice mooy réew moom du réew mën naa ñàkk lu ne ba mu des justice. d'accord yow xam nga ne booy yi ñu jàpp tey tëj leen ci kaso bi di leen tuddee ay forces spéciales tey sénégalais boo laaj tam yor xel te conscient. xam na ni ñooñu duñu terroriste xam na ni ñooñu mënuñoo sax manipuler arme mënuñoo rey sax ginaar nga téye leen ci kaso bi nii mais loolu mooy justice nga bëgg nit ñi bëgg ñoo gëm loolu dañuy wax waxi justice ñun justice yonent bi ñu ko jàngal sallallahu alayhi wa sallam alquran moo ñu jàngal lan mooy justice te alquran jooju waxi yàlla la te jàng nañ ko ba mu leer suñ bopp te kenn mënu loolu lañu yàlla def suñ bopp ba mu leer alquran wax ñu ko moom la ñuy gën a jàpp waxi ku mu mën a doon. d'accord tëbuñu rek. ni dañoo ñàkk confiance ci justice bi dañ ko joxoon confiance di ko accompagner man toujours dama yàgg wax ni ñun ñëpp am intérêt pour réew mi am justice. yaa ngi dégg waaye nag ci nguuru Macky Sall kuy jullit te gëm ni di nga dee ñu takk la dugal la ci bàmmeel gëm nga ni justice bi dañ koy manipuler. loolu moo fi am. d'accord loolu mooy dëgg. d'accord alors beneen point parce que li ñu dese ci temps bëreetul.